asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéenay safoo suñu chaîne bi di Kifne TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar tey jii ñu ngi fii ci cité Saba fas yéene fee amal suñu émission bu am solo muy seen santé ñu fas yéene ko féegool tonton Diédhiou balaa ñu xuus suñu émission rek dañ leen di bàyyeeg moom mu nuyoo wax préciser leen fan mooy cité Saba tonton ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di fay di leen gërëm di leen sant. man nag maa ngi tudd Ousmane Diédhiou dëkk fii cité Saba mu ngi ci Mbao gaar waaw ñu bëri di ko wooyee Kër Mbay Fall waaye dëgg turam Mbao gaar la waaw man nag damay yëngu ci santé de formation infirmière d'état la te dama spécialisé woon ci ay affaire santé au travail après bu ma liggéey ci hôpital yi pendant longtemps ci la commencé di def ay santé au travail c'est-à-dire di liggéey ci entreprise yi nga xam ne dañu am wàllu bu ñu jagleel santé pour travailleurs yi tout ça mais nag santé moom soo ci duggee rek c'est général. ginnaaw tonton bi nga nuyoo pare ñu ngi lay sant di la gërëm tey nag ñu fas yéene waxtaanee benn émission bu am solo muy loo xam ne sonal na population bi loolu thème bi ma jël tey mooy insuffisance rénale am na ñoo xam ne buñ ko déggee dina leen jaaxal lool am na ñoo xam ne nag jaaxalu leen ndax yàgg nañ koo dégg ba tax na tonton fu may commencer rek mooy dama lay laaj lan mooy insuffisance rénale tey boo doon wax définition insuffisance rénale ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan mooy lan. waaw laaj boobu soo ma ko laajee dinaa ci sawar a tontu parce que man miy wax ak yow insuffisance rénale laa am d'ailleurs insuffisance rénale chronique laa am moo tax war naa mën a sawar war naa la mën a tontu bu baax ba ma nekkee agent de santé da pare teg ci encore am maladie di ko dund xam naa ko bu baax a baax waaw insuffisance rénale nag soo ko déggee dafa am ñaar mais en général insuffisance rénale mooy rein yi ci biir nit ki dafa am ñaari organe yoo xam ne mu ngi tudd rein yooyu noonu rôle am ci nit ki mooy filtrer deret bi di ko segg génne tooke yi ci nekk génne ay ion yi comme par exemple xorom su bari mu génne ko acide urique bu bari mu génne ko yemale ko potassium bu bari mu génne ko parce que yooyu yëpp bu ñu ëppee dafa am rëq-rëq bu ñuy def ci yaramu nit waaw donc en général insuffisance rénale mooy su rein yi demee ba nga xam ne rôle filtration bi mënatu ko ak rôle bi nga xam ne am na beneen rôle boo xam ne day génne hormone ak ay enzymes yoo xam ne dafa am importance bu bëri ci yaramu nit su ko mënatul rek kon yaa ngi dugg ci insuffisance rénale insuffisance rénale dafa am ñaar dafa am aigu boo xam ne peut-être déshydratation mooy maanaam ñàkkum ndox ci sa biir yaram wala ay infection yoo xam ne infection urinaire mën nañ ko def mais boobu dafa gàtt mën nañ ko faj rapidement nga am insuffisance rénale chronique voilà bu ma déggee say wax yaa ngi may évoqué ñaari façon insuffisance rénale muy insuffisance rénale chronique ak insuffisance rénale aiguë tey su ma doon laaj ñaar yooyu ban moo ci gën a sonal population bi dégg naa nga ne mooy insuffisance rénale chronique tey boo ñu doon jox lan mooy définition insuffisance rénale chronique mooy lan. waaw insuffisance rénale chronique li koy indi mooy da ngay dugg ci insuffisance aiguë mooy bu garaawul bi nga xam ne mën nañ ko mais soo ko fajul soo demul ci médecin mu faj ko ñu diagnostic ko faj ko ba éviter pour mu dugg ci insuffisance chronique loolu mooy indi loolu parce que boo ko fajul wala nga def régime bi di wàññi yenn yi nga xam ne day sonal rein bi pour filtrer ak affaire yooyu waaw loolu mooy indi nga dugg ci insuffisance chronique insuffisance chronique nag boo ci duggee mooy rein bi dem na ba nga xam ne mënatul def liggéeyam mënatul dara waaw moom mooy chronique rein yi mënatul liggéey dara mënatul def filtration normale mënatul def dara
donc loolu moom daf lay dugal ci beneen phase parce que su boobaa daf lay ñaar rek mooy mën a am ay traitement du ay garab du ay lii di nga ci am lii régime bi mais traitement dialyse la wala greffe rénale ok boobu mooy chronique terminal d'accord léegi dégg naa nga ne nga leeral ko gars yi ba tey booy lan moo koy jox yan cause la yan mooy cause am voilà cause bi bëri na cause am dinañ ci jël ñaar parce que boo amee diabète par exemple diabète day yàq les vaisseaux sanguins ñi nga xam ne ñoom ñooy ravitailler ñoom ñooy dem ci di ravitailler rein yi waaw kon ñu jàpp ne diabète mun na koo joxe diabète boo xam ne c'est pas contrôlé waaw boo xam ne dafa évoluer nit ki nekkul di respecter régime nekkul di jël traitement respecté wul yu bëri diabète da koy joxe hypertension artérielle mooy sa tension bu yéeg trop mën na ko joxe am na maladie yu bëri yu koy joxe mais ñaar yi la ñuy focaliser wu am na maladie yu bëri yu koy joxe soo demee ci docteur bi moom dina la expliquer lépp li nga war a def su fekkee ne day mais diabète nañ jàpp ne diabète bokk na ci cause yi nga xam ne moom moo koy joxe ak hypertension artérielle parce que hypertension boo ko contrôlé wul deret bi ni muy sànnee ni cœur bi di sànnee deret bi baaxul ci rein yi day yàq vaisseau rein yi donc ñu jàpp ne loolu tam mun na ko joxe am na lu ñuy wax ay lupus érythrématose am na polyarthrite yooyu yëpp da koy joxe waaye ñu jàpp ne tension moo koy joxe ak diabète moo koy joxe ak alimentation yu bon ak plus garab yi nga xam ne dañ koy jaay ci mbedd mi nga xam ne yooyu tamit nga koy jël lu bëree bëri lu la jot rek nga jël garab lu la jot nga jël garab doo seet patak paracétamol lu mënti doon mais surtout anti-inflammatoire non stéroïdien yi ñoom ñoo gën a bon ci rein yi voilà yooyu ñoo koy joxe ak sédentarité sédentarité mooy nga xam ne da ngay lekk naan toog lekk yàpp ci guddi naan sa coca bu sedd nga tëdd wala nga doo def sport doo def dara yooyu yëpp baaxul voilà xëy na feebar boo gis dina am ay conséquences tey buñ la doon laaj feebar bi yan ñàkkatal yan jeexatal lay indi ci yaramu doomu aadama bi lan lay doon waaw bari na trop parce que li mooy indi ci yaramu doomu aadama bari na parce que boo amee insuffisance rénale non seulement da ngay sonn sa nelaw du doy li ngay nelawee du doy da ngay fatigué ba pare da ngay ñàkk deret tout le temps anémie moom ñoom a dëkk waaw parce que su ñëwee dinaa la parce que foofu laa la doon waxee ne rein bi am na lu muy def day filtrer mais non seulement day filtrer mais day am yenn hormones yu muy génnee am na hormone bi ñuy wax érythropoïétine boobu mooy tax nit ki du ñàkk deret ci biir yaramam gis nga ko mooy provoquer la production de bu lii bi lii globules rouges yi te globules rouges yi rôle am xam nañ ko hémoglobine bi lay def voilà donc loolu soo ko ñàkkee soo amee insuffisance chronique bi érythropoïétine bi dootul am da nga koy mujj di pikiiru waaw ak ay yu bëree bëri mais ñu jàpp ne érythropoïétine bi mu ngi ci doo ko mën a dootoo ko mën a am voilà buñ jógee foofu dañuy gën a xuus suñu waxtaan rek ba tey ñu ngi koy fegool ak tonton Diédhiou fii ci Cité Saba ginnaaw ba ñuy indee conséquences yi ba pare su ma doon la laajte maanaam na prévention la nit ki mën a indi ba nga xam ne dina moytu doomu jàngoro bi lan lay doon prévention yi mooy nit ki toujours doomu aadama moom dafa maîtriser wul boppam parce que en principe chaque 6 mois nit ki war na dem ci docteur mu defal ko bilan seetal ko tension seetal ko ay bi sucre bi seet ndax am na sucre wala amul sucre ba pare tamit nit ki war na di def sport buñ ne sport rek am na xale yi ñoom ñoo baaxoo di daw di def sport di def jogging ay affaire yooyu mais dox fu gudd ba nga ñaxal loolu tam baax na sport la
voilà wala ngay maasewu aussi c'est important ah mais daw bi moom xale yi ñoo mën a daw mais mag tam boo ko ne dawal da nga koy sonal voilà ba pare nag ngeen moytu sédentarité liggéey yoo xam ne da ngay tolloo clim bi di la ëpp ngay lekk lu sedd ngay def lii ba pare doo def benn sport loolu baaxul di éviter tam garab yi nga xam ne da nga koy jënd te médecin bindalul la ko nga dem rek diw am na garab bu ko doon faj nga ne ok léegi xaaral ma jël garab boobu moom tam dina ma lii déedéet xamoo lan moo ko jot ak yow bokkeewul ok ak inflammatoire yi yu bëree bëri il faut ngeen moytu ko jël ay inflammatoire anti-inflammatoire bu mu mënti nekk dafa baaxul nga koy jël continuellement il faut nga feebar docteur bi bindal la mu woon la ne lii nga war a jël nga jël ko mais bu ko digal keneen aussi te amul ordonnance waaw alimentation bi tamit ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax waaw parce que dafa am aliment yoo xam ne tamit da nga koy contrôler bu baax a baax waaw jël légumes yu bëri ak fruits yu bëri c'est important ok xam nga ne fii ci Sénégal am fi yenn façon feebar yi day metti loolu parce que société bi nekk na société boo xam ne yenn jàngoro yi boo ko am ne am na ñoo xam ne li ngay dundee ci seen biir dafay metti su ma doon laaj ban impact social moom la indi ci population bi lan lay doon waaw impact social bi tamit ñëpp gis nañ ko parce que su may ñëw ci impact social bi dinaa laal tuuti ci traitement bi waaw parce que ñëpp xam nañ ne lii insuffisance rénale chronique traitement am lenn rek la dialyse wala greffe rénale te greffe rénale ici au Sénégal autorisé lii nañ ko mais ba tey démarré gul am na ay mécanismes yoo xam ne gaa ngi ko war a teg ba léegi waaw donc dialyse bi moo fi sës ici au Sénégal xanaa ñi am moyen ñooy génn ci biti dem di defi opération te ça tourne autour de 20 millions 15 à 20 millions affaire bi dafa cher 20 millions francs CFA donc léegi su fekkee ne dialyse moo fi sës te dialyse bi yow soo génnee hôpital dañ la naan demal ci privé bi parce que pour nga am public bi dafa difficile inscription la da ngay inscrire ba sa tour jot ñu doog laaw mais balaa loolu da ngay fay ci privé bi te dialyse da nga koy def chaque semaine yaa ngi def 3 fois 65 000 lundi 65 000 mercredi 65 000 mardi c'est plus de 500 000 donc da ngay gis ne booy dialyse di ko def normalement yaa ngi dem ci mois bi yaa ngi dem 1 million et quelque de francs CFA loolu ban salaire moo ko attan ci Sénégal ban salaire attanu ko donc loolu ci dafa metti moo tax solidarité fa lay ñëwee ci impact social bi lay wax solidarité fa lay ñëwee solidarité familiale soo amee 10 000 100 francs 200 francs bu ko xeeb jox ko dimbalee ko nga xam ne dina am fu mu fat parce que non seulement dialyse bi lay def 3 fois par semaine te 65 000 la par séance garab yi ciy dem tamit dafa seer EPO bi rek mu ngi dem 71 000 pour piqûre bi 5 ampoules 71 000 ok ay yeneen garab ak yeneen garab dafa seulement dafa métti ba pare stress bi nekk ci nit ki tamit yeneen a koy encouragé parce que day dem ba am découragé ne moom jaratul muy dund donc yéen ñi ko wër yéen a koy war a encouragé dafay stressé ba pare day soxla nit ñi di ko wër di waxtaan ak moom pour ba mu wéet et tout ça loolu moo difficile ci affaire lii naka laa ci insuffisance rénale waaw insuffisance rénale nag ñaari traitement la am mooy lii bi aigu bi dafa am ne mun nañ ko traité mun nga def jet bi te insuffisance chronique insuffisance rénale chronique bi moom greffe rénale ak lii laa la wax greffe rénale ak dialyse bi maintien la rek kooku du tax nga wér lii tax nga wér mooy greffe rénale bi waaw ba pare encore am na bi ñuy wax DP mooy dialyse péritonéale mais boobu ñu bëri xamaguñ ko mais moom tamit benn façon dialyse la bu nga xam ne dañ lay def affaire ci péritonéum bi ci biir bi fii
machine bi di segg deret di ko ci delloo boobu nag dafa tellement compliqué ba pare soxla ok léegi ban message ngeen di lancé état pour mu jàppale ne parce que li nga fi wax nii lépp metti na ci ñi nga xam ne seen loxo jotu ginnaaw te amuñu kenn ku leen jàppale ban message ngeen di lancé état waaw état bi gaa mu ngi ci def ay jéego waaw jéego yu intéressant même temps yi sax c'est vrai que centre yu bëri taxaw nañ ba pare gars yi def nañ beaucoup de moyens dugal ko ci biir insuffisance rénale bi dialyse bi ñu ngi ko ci def ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waaye nag xam nga waaw góor du doy waaw leen góor du doy waaw nit ki daal lu mu mënti def ci lu baax rek nga gën koy ñaax muy continuer di ko def waaw parce que man li ma leen di wax mooy ñi nga am ne ñoo am insuffisance rénale ici au Sénégal mais ay carte d'identité sénégalais lay yor ay sénégalais lay bon ñoom am nañ ci ay frère am nañ ci ay jarbaat am nañ ci ay cousin am nañ ci ay xarit ñëpp ñu ngi def dialyse donc su fekkente ne dem na ba nga xam ne ñoom li ñuy def ci biir dialyse bi et tout ça wala ci pour insuffisance la prise en charge de l'insuffisance rénale ñu ngi koy bëgg a wàññi day xaw a yéemi trop day mel ni da ngay condamné ñi nga xam ne ñoom ñooy def ñooy am feebar bi à mort parce que su dialysul rek day dee bu dialysul fii ba semaine wala 2 semaines rek tu es condamné donc kon maa ngi ñaax état bi ñoom ñu gën góorgóorlu waaw gaa ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax sax ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax waaye ñu gën a yokk seen loxo rek ba pare subventionné bu baax centre yi nga xam ne privé la ñu leen di subventionné su ko defee ñun ñu mun ci jëriñu parce que léegi chaque centre boo dem rek chaque semaine au moins 2 ou 3 personnes dinañ ñëw pour insuffisance dafa bari tellement ci biir dëkk bi lan ngay tàggatoo ñi nga xam ne ñoo lay seetaan à travers Kifne TV waaw d'abord nga may ma tuuti rek ma gërëm sama chef de quartier mooy Ndiaye monsieur Ndiaye mooy chef de quartier cité Sava bi ak samay dëkkandoo mais aussi ma gërëm l'état aussi ci li ñuy def waaw parce que vraiment ñu ngi góorgóorlu mais maa ngi gërëm Kifne TV tamit Kifne TV di leen gërëm parce que initiative la boo xam ne vraiment man maa ngi koy rafetlu trop waaw parce que xam nga jeu la am waaw sa dëkk parce que am na président américain bi wax ne du li ngay defal doo seet li la sa dëkk di defal mais yow li ngay defal sa dëkk kon yéen tam yéen a ngi jàpp ci développement bi trop bu baax a baax loolu man kontaan naa ci trop te bëgg naa ci waaw maa ngi leen di ñaax di leen waaw leen góor waaw di leen encourager aussi ci liggéey bi ngeen di def parce que lii leen nit mënal société waaw ok mbokk yi ko déggandoo tey yaakaar naa ne lépp loo xam ne indi nañ leen ko fi dina leen jariñ ndaxte ku ne seen wér-gi-yaram ne nit ki saa yu xëyee bu wàccee ci kaw lalam balaa def dara day ñaan yàlla na ko yàlla may wér-gi-yaram foofu la ñuy jaar rek ñi ngi ñaanal képp koo xam ne yaa ngi hôpital ñi ngi lay ñaanal yal na la suñu borom bi yëkkateeg jàmm ak salaam ñi ngi sant nag di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñuy safoo saa su ne di ñuy encouragé di ñuy gën a dooleel saa su ne ba foofu lay profité rek di sant sama waa dëkk muy waa Mbos Samba Diallo di leen sant di leen gërëm gis nañ message yi gis nañ appel yi gis nañ lépp ñi ngi lancé un message fort à l'État du Sénégal na gën a gestu waa dëkk boobu depuis 40 ans avant l'indépendance jusqu'à nos jours ci tali bu xonk tur la ñuy daw ñu ngi koy ñaan yàlla rek mu defal ñu foofu tali bu ñuul kukk bi nga xam ne population bi dinañ fa mën a jaar mbokk ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon ci seen beneen émission seen santé bu soobee suñu borom bi